Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sayyidina imamillahi al-mahdi alayhi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ñu ngi tàmbale suñu kàddu ginnaaw ba ñu sante suñu borom subhanahu wa taala di julli ci yonant ju màgg bu tedd bi démb ak tey Seydina Imam Allah al-Mahdi Muntasar di tàmbali di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu tàbbal Baye Abdallahi ca àjjana ya gën a kaw yàlla dolli ay leeram te barkeem yàlla bu mu jóg ci dëkk bi tàmbalee ko njabootu ahlu bayti rasul di nuyu suñu sang suñu xalifa Mouhamadou Mokhtar ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imam Allah ak mbooleem yi rakkam yi ko yàlla jox ci kaw suuf ak ay doomam ñu mën ci cité Seydi Thiaw bu Baye Daan ak Seydina Laay ibnu Seydina Abdullahi yàlla na yàlla dolli leeram saga boobu di kontaan ci ñëw bi ñu fi ñëw ak li ñu fa dajale di jiital di nuyu aussi suñu xalifa di jël nuyoo boobu di ko jox sang bi mais di ko teg ci loxo chef de village Baye Doudou Anne ñu ngi lay ziar di la nuyu di rafetlu sa taxawaay yow ci dëkk bi di nuyu mbooleem représentant monsieur le maire fi teew ak l'ensemble des délégués de quartier de Cambérène ñu ngi leen di jaajëfal tonton Elimane tonton Alassane Libas en tant que secrétaire des délégués de quartier ñu ngi lay nuyu di la ziar di ci yokk les collectifs des charges nga xam ne dafa ñëw toftalu ci représentant des délégués de quartier aussi pour taxawal Cambérène donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu mbégte ak kontaante la ñu am ci daje bi ndax éducation dafa nekk la nga xam ni c'est fondamental li tubaab naan mënta ñàkk ci dëkk ñu jël toujours inspiration ci Seydina Issa Rouhou Laye muy suñu modèle Maam Seydi sama waajur daf ma nettali dafa bokkoon ci première génération bi jàng Cambérène dañu daan nettali sama grand frère yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom ñëpp dégg nañ kàddu googu ci moom leen Maam Seydi daan wax paa yi bi ñu tabaxee école bi paa yi jamono yooyu daanaka njàngum nasaraan paa yi bëgguñu ko woon ci Sénégal en général bi mu ñëwee Cambérène mu remarqué ni mag ñi xawuñu cee sawar mu wóolee di leen tabax nañ jàkka ji tabaxal ñu dispensaire ñu tabaxal ñu école mu mel ni sawar leen ci li ma leen bëgg a xamal mooy da ngeen yaakaar ni da ngeen continuer di bay di ngeen dem ba dootu leen am foo leen bay yaakaar naa tey jii jamono wala ne ni amatuñu fu ñu bay wala li ñuy desee ci mbay lu tuuti la mu leen dama bëgg ngeen jël ci daara yi fi nekkoon ay xale ngeen yóbbu leen ñu jàng ci école bi donc Seydina Issa Rouhou Laye moo ñu njëkk a jox moo ñu njëkk a orienté sur l'importance de l'éducation à Cambérène te jamono jooju sang bi école française bëriwul ci gox-goxaan yi ci dëkk ci Sénégal rawatina ci dëkku diine donc je pense que loolu dafa doon modèle dafa ñu war a inspirer ñun waa Cambérène ci suñu taxawaay ci wàllu éducation ndax dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel avenir tu auras mais la jeunesse dafa am lu koy symboliser li koy war symboliser mooy le savoir-être et le savoir-faire
le savoir-être et le savoir-faire institution bi nga xam ni moo ko war a matal c'est l'institution de l'éducation ginnaaw ba ñu jógee ci kër yi dugg ci biir dem école mooy cadre bi nga xam ni fa la ñu war a formater ñi nga xam ni ëllëg ñoom ñoo war a taxaw dëkk bi ñun ñu nekk ndawu Cambérène comme ni ko MC waxe sànq Samba ñu ngi lay gërëm di la sant juddoo fi yaroo fi màggee fi am fu ñu yàlla suturaal ñu fay yëngatu ci wàllu haute administration ñu jël suñu yitte jox ko éducation comme orientation bi ñu maam Seydi joxoon foofu la ñu teg suñu tànk mooy profiter occasion bi di wax ni éducation ci lu jëm ci wàllu nasaraan bu ñu ko lekk jàppee li nga xam ni mbiru àdduna la jàng bi ko yonent bi di jàngale dafa ni wala bi Chine donc boobu xam-xamu diine bu fekkoon moom la yonent bi du wax dem leen Chine ngeen jàngi donc xam-xam la wax en général donc ñun ñu féetee fa nga xam ni dañoo bëgg ànd doon benn dooleel suñu éducation wu dëkk ñuy lancer un appel encore une fois à tous les acteurs de l'école représentés par les directeurs d'école, les APE, président association des parents d'élèves. Nous profitons de l'occasion aussi de gërëm Mbaye Fall. Il a beaucoup investi dans l'éducation. Bëgg naa ngeen defal ko motion d'encouragement. Mbaye Fall li ñu def nii dañ ñu inspiré parce que da nga yàgg taxawu enseignants yi yàgg taxawu école bi. Donc ñun ci dynamique bu ñu nekk du dynamique purement politicienne li ñu tax a yëngatu jamono yii ñuy jóg mooy suqali Cambérène ci éducation bu ñu fi dajale tey mais suqali Cambérène aussi ci yeneen secteurs yi nga xam ni c'est essentiel muy santé di environnement cadre de vie ku xool Cambérène xam ni tey dëkk bi sooxe na ci environnement ak cadre de vie maanaam dëkkuwaay encombrement reflété wul tey image bi nga xam ni moom la Mame Seydi tracé woon Cambérène donc taxawaay war na sang bi ci wàllu cadre de vie ak environnement mais it ci wàllu femme et jeunesse jigéen ñi ñu ngi leen di jaajëfal le développement ne pourra se faire sans la femme te macha allah jigéenu Cambérène ay jàmbaar ngeen ay seen ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen taxawaay mais ci côté encadrement des jeunes parce que damay faral di wax dañuy wax emploi des jeunes mais il faut créer des cadres yi am dañuy former jeunes yi encadrer leen pour ñu am accès à l'emploi loolu aussi dañuy wax état mais au niveau des terroirs ci communes yi loolu war na mën a am te ñun suñu ambition à travers notre engagement mooy bu ñu yàlla dimbalee ba mairie bi ñu jël ko taxawaay yooyu lañ bëgg a taxawee ànd ceeg waa Cambérène yépp. On a parlé de l'éducation tout à l'heure wax nañ ci wàllu éducation mais développement en général dafa bëri ay pàcc yi nga xam ne lu nekk war nañ fa teg loxo suñ première inspiration mooy ànd dans un cadre dans un collectif dans une équipe dans le cadre d'une équipe municipale forte bi nga xam ni lépp luy taxawaay ci Cambérène incha allah bu ñu yàlla dimbalee dinañ ko mën a matal donc encore une fois di gërëm ñi teew ñëpp mais di leen wax ni Doune Pathé ak ñi mu àndal di citer Mamour Ndiaye ak tous les autres ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam li ñu taxaw jóg du ay wax lekk mais jëf on a pris comme slogan communiquer à travers l'action dañuy teg action ba pare communiquer pour wane ni aussi lu mel ni képp ku nekk ci ñun waa Cambérène
moom nga war a taxawee. donc loolu ñu ngi ci jaajëfal aussi ñëpp ñu ngi ci jiitu. di ci taxaw ànd ceeg gars yi mais aussi di ci inspirer yeneen génération yi nga xam ne ñoo topp suñu ginnaaw. donc ñu ngi jaajëfal encore une fois ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci cadre éducation. monsieur le directeur lii ñu def lu tuuti la ci suñu ambition. ci cadre éducation man ak gars yi ñu ngi réfléchir te xalaatoon nañ ko dans le cadre du centenaire le plan stratégique Cambérène horizon 2025 bi ñu diagnostiqué éducation bi gis nañ ni le taux brut de scolarisation dafa wàcc maanaam le taux d'accès à l'école Cambérène am pourcentage ba nga xam ni sax yenn dëkk yi nekk ci àll bi ñoo ko ëppale. ñu ni loolu il faut ñu dox ci wax ci jëf ci pour que loolu mën a corriger et loolu moom moo waral action yi ñuy def muy 300 tables bancs yi nga xam ne distribué nañ ko à l'ensemble des écoles publiques de Cambérène. ci projet yi nga xam ne xalaat nañ ni war na mën a jëmal éducation kanam xalaat nañ un complexe scolaire ci barab bii muy bërëbu Seydina Issa de 3 niveaux bu am primaire am CM am lycée. yàlla dimbali nañu am nañ espace bi mais boo leen xoolee ni ñu organiser espace bi baaxul war nañ ko mën a améliorer ba am fi un lycée moderne bi nga xam ni ku fi ñëw xam ni kat éducation Cambérène ma nga ca kaw. bëgg nañ xale yi Cambérène buñ duggee école Cambérène jàngee fi ba am bac di doog a xool feneen fu ñu jëm ndax ñëpp constaté nañ ni ñaare xale yi suñu génnee ci biti dinañ am influence extérieure mën a dugg ci leneen mais ñu ci bari sa dootuñu sawar ndax distance bi ñuy dem di ñëw loolu mën na yàq seen njàng te loolu bokk na ci suñu ambition lijjanti ko corriger ko ba waa Cambérène nekk ay cadre yu mag li ëpp ci ñoom. bu ñu jógee ci loolu bu ñu waxee éducation nekk wax Cambérène sang bi mënuñu wax te duñu wax éducation religieuse. dëkk bu toll ni Cambérène war na am benn institut islamique bu mag. ñu ngi rêver construire l'institut islamique Seydina Issa Rouhou Lahi de dimension internationale. wala même mieux un complexe islamique avec un musée, une bibliothèque moderne et un institut ba nga xam ne dañuy former des centaines et des centaines de jeunes Cambérénois ñu mën a jàng am xam-xamu diine ba fu ñu toog ñu xam ni la leen former Cambérène la jóge sang bi loolu bokk na ci suñuy ambition. ñu ngi ciy liggéey di ci échanger ak ay partenaires yi nga xam ni possibilité boobu am nañ ko. li nga xam ni moom moo ñuy gàllankoor mooy peut-être espace bu ñu ko def te xam nañu suñ ci waxtaanee kilifa yi dina am xemmeem nañ bërëbu Seydina Issa bële li féete Cambérène 2 ñu samp fa institut islamique Seydina Issa Rouhou Lahi mu nekk ay projet ak ay programme yi nga xam ni du waxu politicien mais mën na nekk Cambérène dafa war a avancer. ñun suñu cri du cœur li tubaab naan cri du cœur maanaam lu ñu metti mooy dañoo gis communes yi di dem Cambérène taxaw ñu ni non loolu du am dëkku Maam Seydi bi dafa war a dem tànn te Cambérène day dem incha allahu taala barke Baye barke Maam Seydi Cambérène dafa war a rayonner au plan international day dem kenn du bu ñu ànd ak suñuy mag suñuy baay du ànd représenté leen ànd ak les charges les délégués de quartier qui ont un rôle important dans le développement local ànd ak les jeunes ànd ak jigéen ñi macha allah lu ñu mbébét suñu dëkk ci lu baax day am ci barke Maam Seydi ñun de li tax ñu am ci yaqin mooy Mamour mën nañu seede ak gars yi lépp lu ñu jéem ci Cambérène yàlla dimbali ñu ci ba ci lii muy 300 table bancs yi dañ ko toog waxtaane ko dox ci ay jéego ay buntu ubbeeku gis ngeen ko yeneen si teg seen bopp ci yeneen ak yeneen i taxawaay yi ñu waxoon léegi muy complexe scolaire di institut islamique Seydina Issa Rouhou Lahi namm nan def ko fii ci Cambérène
incha allahu bu ñu yàlla dénkee lenge yi bëgg nañ ànd ceeg une équipe municipale forte travailler pour que loolu muy ay projets yi nga xam ni war na mën a jëmmal dayoo Cambérène mu taxaw fii ci dëkk bi barke Seydina Issa Rouhou Laye du ma terminer nag sans ma gërëm parce que dañoo nekk ci benn dynamique ba nga xam ni politique lañ ko tuddee mais ñu li ñu tax a jóg du politique politicien bu dee politique la dans le bon sens maanaam politique bi nga xam ni à l'origine bi ñuy wax politique loolu moo taxoon kon ñun ay politiciens la jamono yi ñu toll ni mooy defar sa dëkk l'art de gérer la cité. Nous voulons faire partie de ceux-là qui vont participer à mieux gérer leur cité. Mais politique bi nga xam ni da ngay wax di sànni wala ngay promettre nit ñi la am gëmoo ko ñun nekkuñu ci loolu ku ñu xam-xam ni yàgguñu ci langue politique yi li ñu tax a jóg mooy defar suñu dëkk politique su ko laajee ñu def ko. tukki soo laajee dem diaspora Cambérène bi nga dajale leen ni leen gars yi def leen ci ñu defar suñu dëkk di leen ko def Europe Asie Amérique li ñu gëm mooy un maire ce n'est rien d'autre que quelqu'un bi nga xam ne day nekk ci kanam organiser cadre bi nga xam ni ñëpp dinañ ci mën a évoluer ku nekk indi sa xalaat développement wu Cambérène képp ku nekk war nga ci mën a dugal sa loxo macha allah ñu gis nañ ay jàmbaar yu ciy dox mais li ñu jàpp ni moo war a am mooy ñu rassembler l'ensemble des forces mairie bi nekk le lieu de rencontre maanaam fi nga xam ni nit ñi fa la ñuy daje pour lépp luy projet ak programme ñu mën ko jëmmal Cambérène duñu wax suñu bopp duñ ci insister li ñu xam rek mooy yàlla dénk nañu tuuti xam-xam dénk nañu tuuti connexion dans la haute administration te gëm nañ ni loolu suñ ko mettre à profit ak ñi ñu àndal kenn ku nekk ci ñoom ak waa Cambérène yi nga xam ni sax peut-être gisuñu leen mais am nañ yéene def ci Cambérène gëm nañ ni loolu lépp suñ ko dajalee dëkk bi jëm kanam ci loolu rek la ñuy yëngatu ci loolu rek la ñuy dox ci loolu rek la ñuy wax ñu ngi gërëm di sant encore une fois comme MC ni mu ko rappelé waa Cambérène mbokk yi dëkkandoo yi di gërëm l'ensemble des forces vives de Cambérène les associations de développement les ASC Kawsara mon ASC Gora Jaajëf et l'ensemble des forces vives de Cambérène ñu ngi leen di gërëm di leen sant l'ensemble association yi waa Kawsara dama leen di gërëm di leen sant ndax yàlla moo dogal El Hadj ñu juddoo fa yoroo fa màgge fa mais suñu taxawaay bëgg nañ lépp luy ASC ci Cambérène taxaw sport bi dama ko fàtte mais suñu astar bi dafa war a taxaw waratul xaar ASC lu doon moo tax nawetaan amatul Cambérène te ñëpp xam ni au-delà du sport nawetaan activité de jeunesse la bu war a mën a dajale jeunes yi ci lu baax bëgg nañ ci dox ay jéego incha allahu taala mais di gërëm aussi waa Cambérène de Nations Unies ñu ngi wax ni suñu jargon li ñuy faral di wax dañ si sax bëgg a dindi ak Nations Unies ndax lépp Cambérène la mais bi ñu jógee dañoo gis ni macha allah combat bi def nañ ko seen combat pour Cambérène dem ca kanam donc Nations Unies Cambérène 2 ñu ngi leen di gërëm ci gërëm googu dañ ciy gërëm suñu doyen Issa Sow ñu xam ko ci Cambérène 2 taxawaayam mu nekk un grand acteur politique bi ma ñëwee waxtaan ak moom ci yitte yi mënuma lool dama ciy ànd ak yow dinaa jàpp sa loxo fépp fu ñu mën a dugg ba ambition bi nga am ñu matal ko Cambérène l'ensemble des acteurs li ëpp ci acteurs yi yëngatu ci Benno Bokk Yaakaar dans l'opposition dans la société civile nee nañu vision bi ngeen am moom la ñu am dinañ ànd lëngoo doon benn pousse Cambérène ca kaw donc loolu mooy li nga xam ni moom encouragé nañu te gëm nañ ni c'est le moment il est temps. monsieur le maire loo wax ci santé bi. il est temps. santé bi loo ci wax. santé bi li ñu gëm mooy relever le plateau technique procéder à l'extension yaatal suñu centre de santé mu am benn structure ba nga xam ni mën na doon presque hôpital avec spécialité yëpp yi nga xam ni am na fa loolu
connexion yi ñu am au niveau du ministère au niveau de l'État gëm na ni suñ ci doxee ay jéego war na mën a am bëri na ay spécialistes ay santé yu nekk ci groupe bi ñu ngi ciy liggéey te gëm na ni incha allah loolu war na mën a sotti. donc di terminer di gërëm l'ensemble ñëpp ñi nga xam ni vraiment ñu ngi jàpp ci combat bi encouragé ñu ci liggéey bi encouragé ñu ci li ñuy doxal ni ñu dem leen ñu ngi seen ginnaaw duñ leen seetaan ñooñu suñuy baay suñuy ndijaay suñuy mag suñuy rak bi ñu jógee dañoo yëg ni Cambérène vraiment waa Cambérène ñu bëgg avancement lañu ñu bëgg développement lañu ci loolu lañ nar a ànd ak ñoom ànd ak góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi puus Cambérène mu dem gars yi dootuñu taxaw dañuy ànd ak yéen ba pare dañuy ànd ak yéen dem dans d'autres sphères au-delà de la mairie ambition la pourquoi pas un natif de Cambérène un fils du village il peut être un jour président de la République du Sénégal dañuy faral di waxtaan ak xale yi ni leen gëm leen seen bopp le Sénégal ne doit pas se faire sans Cambérène sans les fils de Cambérène gars yi nañ ko gëm nañ ci dox nañ ci wax ànd ci kilifa yi ñu ñaanal ñu lu ñu puus buñ puusee mu dem lépp lu ñu yéene Cambérène incha allahu gëm nañu dina am ñu ngi leen di encore une fois gërëm di leen sant di leen jaajëfal ci teewaay bi di leen jaajëfal ci temps bi ngeen jël jox ñu ko ñu ngi leen ñaan suñu borom subhaanahu wa taala liñ fi wax nii muy mbébét yàlla nañ ci ànd ak Cambérène yëpp réaliser ko ñu fekke ko te tal ko ci barke Baye Laay war may Seydina Issa Rouhoullahi bi kalimati laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax a baax léegi directeur d'école yi aussi ñu renforce ñu fàttali leen ni procéder veiller à ce que monsieur Ndiaye à travers votre personne je m'adresse à l'ensemble du corps enseignant matériel suñ la ko joxee da nga koy entretenir donc bëgg nañ incha allahu matériel bii nga xam ni 300 table banc la ak li mu fi fekk ñu procéder ñu entretenir ko ci anam yu mu gën a rafete loolu dina gën a encourager ñi nga xam ni ñooy acteurs yi fiy ñëw di def seen doole ci njàngu Cambérène donc loolu ñu ngi leen koy fàttali di leen wax aussi ñu ngi xalaat yeneen action yi nga xam ni bëgg nañ ci biir année scolaire bi avant année scolaire par exemple rétablir la distribution des prix grandeur nature ñun bi nekkee xale dañ daan gis Pape Mouchane yàlla na yàlla yokk ay leeram dañ ko daan organiser ak l'ensemble des directeurs yi nekkoon ci ginnaawam dafa doon nekk ay moments yi nga xam ni xale yi dañ daan bëgg ñëw assister ko te ku amul prix année prochaine di nga jaayante pour bokk ci 5 premiers yi donc loolu bokk nañ aussi ci li nga xam ne dañ ko war a rétablir Cambérène nit ñi di xale yi di góorgóorlu di ñafe ci njàng mi pour ëllëg ñu am jeunesse bi nga xam ni dañuy compter ci Sénégal compter ci àdduna wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.